ñu sant ko bu baax gërëm ko moom Baye Cheikh Sall ci xibaaru marax yooyu mu ñu àndaloon tey nag mu àndoon ci ak kii di Pape Malick Diaw ci xibaaru tàggat yaram yi mbokk yi ñeen ñi saafooti seetaan ITV seen bloc d'information La Totale dal leen ak jàmm ci seen bloc d'information bu altine bi xam ne tey nag lañ ci war a waxtaanee mbokk yi day jëm ci mbirub koom-koom surtout nag ginnaaw mbasub coronavirus bi xam ne sonal na àdduna sonaloon na tamit Sénégal ñu bëri amoon ay xalaat yoo xam ne def nañ ko ci lu ci mel ne suñu gan gi ñu amal te bu ñuy dalal ci plateau bi tey muy docteur Cheikh Oumar Ba nekk directeur exécutif bu IPAR nekk tamit spécialiste ci lépp lu jëm ci mbirub question wu développement agriculture ak foncier moom la ñuy dalal tey ci plateau bi ndax ñoom ñi le dañoo am ay xalaat yoo xam ne dañ koo jël tënk ko ci ab téere goo xam ne ñoo ngi ko tuddee Sénégal post Covid 19 lépp lu jëm ci mbirub souveraineté ak rupture nekk ab téere boo xam ne génn na ci l'Harmattan bu Sénégal ñoom ñaar la ñu dalal moom mi la ñu dalal tey alors docteur ginnaaw ba ma la nuyoo dalal la jàmm ci plateau bi ci bloc d'information bi ngeen bind ab téere boole ci seeni xalaat ngir waxtaan ci mbasub coronavirus bi ba mu fi ñëwee lu mu fi andi ak tamit ba mu waree dem nan la ñu war a mën a xoolaatee suñu réew ngeen andi ci ay laaj yu bëri déjà man première question bi mooy motivation bu war a tax ngeen bind téere ci mbas mi xam ne sonal na àdduna. waaw jërëjëf vraiment kontaan naa pour ñëw fii tey waxtaan ak Sénégalais yi ci effectivement téere bu ñu génn ñun ak kuréel nu ñu woowee réseau RASA. waaw muy moo regroupé ay chercheurs Sénégal mais aussi chercheurs Afrique ak IPAR kuréel bu ma bokk. ñu vraiment ñu boole suñu doole ñu xam ni que mbas mi dafa effectivement ëlëm ñëpp. mais ñu gis ne ni que ñun tam suñu wàll fu ñu féete mooy gëstu war nañ mën a effectivement jàngat naka la ñuy gisee mbir mi. ak lan mooy saafara bi. ci loolu la moo tax ñu woowee solution. ci loolu ay nit yu mel ni borom xam-xam ñu mel ni Cheikh Gueye. ñoom Abdourahmane Ndiaye ak man ñoon ñoo coordonné mais programme bi dafa lal vraiment en tout cas domaine yu bari. et ñu gis ne nii que mbas bu amee ci réew. walla ci àdduna bi dafa laaj effectivement ñu toogaat jàngat. vraiment pour xam d'abord lu xew lan mooy capacité de résilience mooy suñu société bi. naka la def pour faire face. ak peut-être am na ñu yàlla may effectivement résiste nañu. mais aussi am na ñu am vraiment yàqari bu baax. en tout cas problème yu bari. ci loolu donc moo tax ñu ne ni en tant que gëstukat war nañu xool ëllëg économie Sénégal mais surtout Afrique mais si fii nag économie Sénégal la ñu wax. ak société Sénégal. ci lan la war a mën a sukkandiku pour effectivement tirer enseignement ci mbas mi. parce que dañu gis ne ni mbas walla problème bu amee toujours borom xam-xam yi nu ñu woowee c'est une opportunité aussi pour génni lu bees. ci lu bees bi soit effectivement comme lu ñuy waxee ci livre bi. souveraineté Sénégal dafa war a basé wu ci production Sénégal. parce que dañu gis ni mbas mi. dafa indi jafe-jafe pour que Sénégal yi mënatuñu dem bitim réew pour en tout cas jéggaani donc su fekkee amoo pexe pour dem feneen da nga war a sooraale li ngay moom. te yàlla dafa def ni ñu am effectivement mbay ñu am càmm ñu am lu ñu woowee économie informelle. ñëpp xam nañu informel peut-être waruñu ko tuddee informel parce que pour ñeneen parce que dañu organiser seen économie mais ñun su fekkee. Vraiment près de 90% ci lu ñuy def yëpp dafay sukkandiku ci informel waruñu ko woowee informel dañu war a wax ni que peut-être loolu mooy suñu économie réelle et ci loolu war nañu mën a xool ak nguur gi moo tax nag ñu bu ñu xalaatee. ñu def ay propositions après avoir fait le constat. ñu gis na ni que tey su fekkee par exemple en tout cas secteur yu bari. comme par exemple secteur emploi. tey ñëpp nu ñu wax xëyum xale yi. de problème la mbas mi mbënn mi ak mbëkk mi. loolu yëpp ay problème la mais lu mel noonu bu ñu amee situation bu mel nii dañu war a xool fan la ñu mën a sukkandiku pour aborder question yooyu. mais ñu gis ne ni que politique réponse yu ñu am war nañu mën a xootalaat suñu xalaat surtout yóbbu ko ba président Mamadou Dia lu mu xalaatoon pour def Sénégal ay pàcc. tu vois zone agroécologique. ñu gis ne nii tey. En tout cas nguur gi mu ngi bëgg a sukkandiku ci loolu ñu ne lu baax la
mais nu ñu koy defee peut-être am na lu des war nañu mun a même affaire emploi bi ñun depuis ñaari at. ñu ngi waxtaan ci loolu di xool ak naka la ñu mun a gunge ay baykat yi sàmmkat yi ak nappakat yi pour que ñu am pexe pour que xëyum xale warul xëy rek sotti. il faut que ñu basé ko ci économie réelle bi c'est-à-dire que ñu jàpp ci filière yu ñu am par exemple ñu transformer filière yooyu. chaîne de valeur yooyu et à partir de là maintenant ñu gunge xale yi ak formation ñu gunge leen ci économie réelle bi moo gën. ku nekk bëgg a ñëw Dakar parce que loo amul ci sa gox. mënoo ko am fenn alors que war nañu mën a tabax suñu gox yi pour que ñu am économie réelle loolu daal mooy suñu. gëstu livre bi ngeen xalaat ko ci jamonoy mbas ngeen toog xool Sénégal ni mu tontoo yéen en tant que ay chercheurs ba ngeen gisee mbas mi ba mu duggsee. su fekkee ne sax sonalagul woon Sénégal am na nu ñu taxawee am na nu ñu tëjoo am na nu ñu xoolee nu ñu wax na dañu war jàppale est-ce que première réponse boobu nekkoon na réponse bu leen satisfaire ba njiitu réew mi waxee ne dañuy tëj bunt yi wante dañuy xool nan la ñuy wuti jee koppar bitim réew wuti ji lekk gi bitim réew loolu yëpp ngir mën a andi lu ñu dalalee suñu réew est-ce que loolu nekkoon na loo xam ne ci côté souveraineté bi ngeen di wax ci côté rupture relance bi ngeen doon xool est-ce que loolu nekkoon na maanaam aperçu bu jekk boo xam ne dañ koy wan sénégalais yi wala bitim réew. waaw xam nga booy def gëstu da ngay xool pàcc yëpp. mais lu ñu gis ni mooy effectivement réaction nguur gi. bu njëkk bi baaxoon na. parce que bu ñu demee ba tëj boo rappelé wu bu ñu waxee en tout cas doomu Sénégal yu nekkoon Chine est-ce que war na ñëw waruñu ñëw am nañ ci débat bu bari. mais loolu dafay wane nii rek. que au moins réaction nguur bi réaction bu baax la. maintenant problème bi mooy xam nga crise bu amee kenn mënul continuer di supporter. économie bi économie gis nga même Europe yooyu def nañu ay 1000 milliards. ay xaalis bu bari dugal ko ci économie bi mais loolu terewul crise bi bu gàttee. war nga mën a régler loolu mais su fekkee gudd na ñëpp gis nañu crise bi. ñëpp sonn nañ ci. à plus forte raison nag suñu économie yu nga xam ni ay économie yu nekkoon ci processus d'émergence loolu dafay wane ni rek tey dañu war a xoolaat suñu bopp ñu xam ni que war nañu gëm suñu bopp d'abord. gëm suñu bopp dafay commencer à partir même de suñu comportement c'est-à-dire que toujours dañu continuer di bëgg a jënd lu jóge ci bitim réew. naka la ñuy def pour renforcer suñu artisans yi. ñu renforcer suñu économie locale bi. mais loolu dafay commencer sukkandiku d'abord par nga consommer li nga am ci sa gox. parce que boo ko régler ba pare ça veut dire que war nga mën a continuer di développer et je crois que loolu moo nekkoon l'idée de pôles territoriaux c'est-à-dire territoire boo gis. boo jëlee Casamance am na lu leen yàlla may. am na fruits légumes am na yu nekk foofu vraiment foofu la gën a féete boo jëlee par exemple zone sylvopastorale ak meew beeg ak yàpp ak lu mel noonu loolu yëpp dafay wane ni ko gox boo gis rek. am na lu ko yàlla may en termes de potentialité loolu nag la ñu war a développer sukkandiku ci loolu def usine de transformation aussi ñu nekk de proximité. mais li ñu njëkk a def parce que tamit mbas mi dafa dugg ci biir réew mi ñu ni dañuy xool nu ñu sàmmee réew mi ñu ni dañuy wuti ji koppar wut tamit lekk ngi ñu jox mais soo gisee ceeb bi ñu ni dañ koy jéggaani ji dañuy dem ba Thaïlande ak yeneen dëkk ngir wuti ji fa ceeb suukar gi ñu xool nu ñuy wuti jee feneen ak yeneen est-ce que loolu c'était un signal boo xam ne c'était positif bu ñu wan alors que ne ñun am nañ ay producteurs yoo xam ne ñoo ngi fii ci vallée bi ñoo ngi def lu bari ci yeneen gox yi am na ñoo xam ne ñoo ngi liggéey est-ce que ça c'était pas plus adéquat ñu tàmbali woon peut-être sukkandiku ci lu ñu am ñun balaa ñu ubbeeku ndax yeneen dëkk yi ñoom seen bopp la ñu njëkk a taxawal balaa ñoo xool faneen fu ñuy jëli jël. effectivement loolu par exemple waxoon naa léegi effectivement taxawaayu nguur gi bu njëkk bi dafa baax. en tout cas nu ñu defee noonu la. mais en même temps foofu manqué na. ci taxawaayu nguur gi moo tax très rapidement yu mel ni ay organisations comme CNCR ak ñeneen. ñu jàppale leen ci loolu pour xool par exemple période boobu période en tout cas soble bi la. ñu gis ne ni que am na soble bu ñu amuloon problème pour yóbbu ko pour jaay ko mais en ce moment effectivement nguur gi def na ci en tout cas jéego yu am solo. ak DER ak ñeneen. ñu jël ci force Covid bi jël ci 1 milliard def ci pour jàppale baykat yi pour ñu mën a jënd seen production mais loolu doyul. parce que loolu effectivement pas bu am solo la mais lu gën a am solo mooy nga jàppale leen. pour que de façon structurelle c'est-à-dire que durable. nga jàppale leen ñu transformer seen production. nga xam ni que loolu war na leen mën a indil ay revenus. ñu mën a investir ci seen exploitation ñu yokk encore seen xam-xam seen amam.
mais loolu dañuy gis ne nii que lu ñu def doyul parce que effectivement pexe yu bari lan la en tout cas organisation yu nekk ci réew mi. waxtaan nañ ko ak nguur gi pour xool ban pexe la ñu am pour trouver solution mais lu ñu gis ni mooy bu ñu bëggee vraiment que loolu mu nekk fu sori. te mu jël économie Sénégal dañu war a tey liggéey affaire suuf. pour que baykat yi ñu xam ni que en tout cas ku bëgg a ñëw liggéey jot ci suuf bi mais ci anam buy renforcer population yu nekk ci gox yi. mais mënuñu bàyyi continuer di wax ni que il faut ñu dundal Sénégal. en même temps ñu xalaat ni que peut-être suufu Sénégal ñeneen war nañ ko mën a jëfandikoo. mais loolu dañu war a xool investisseur bi lan lay indi ak développement territorial bi lan la mën a en tout cas sukkandiku pour transformer économie locale bi. ñu gis ne ni tey adduna bi dafa won ni que affaire su fekkee da ngay lekk li ngay lekk dafa war a sell luy sell ak lu baax. loolu yëpp dafa war a boole pour que population bi mun a am wér-gu-yaram gis na ni am na force d'adaptation mooy lu ñu woowee résilience bu capacité population Sénégal wane. mais loolu dañ ci war a sukkandiku ci résilience boobu. ñu gën ko xam naka parce que adduna bi dafa waxoon que mbas mi bu laalee Afrique rek ñëpp dañuy dee. mais ñu gis na ni que yàlla def na ni peut-être jeunesse Afrique bi. ak potentialité bu nekk foofu loolu force la mais dañu war a jàngat loolu ñu xool naka la ñu lu tax par exemple ñun am nañu peut-être capacité de résilience ñu sukkandiku ci loolu pour développer suñu économie et je pense que loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu bañ a am complexe ñu xam ni que dañu war a construire sur l'existant et loolu man lu ma ci gis mooy tey boo gisee par exemple ci mesures sanitaires yi ñu bari bu ñu feebaroon dañuy dem ci biir réew tey gis nañu am nañu ay ñu am xam-xam ñu xarañ ci wàllum boobu et tey war nañu leen mun a dooleel leen mooy jox leen salaire bu baax ñu renforcer leen xale yi commencé génn ñu accompagner leen pour ñu am aussi auto-emploi c'est-à-dire que emploi du nguur mooy créer emploi nguur dafay créer environnement pour que am emploi mais loolu yëpp nag ay xalaat la war nañu mën a sukkandiku ci loolu ñu xool fan en tout cas la force Sénégal nekk ak lan la ñu war a mën a sukkandiku surtout intégration régionale bi. loolu tam potentiel wu ñu war a sukkandiku. nañ yegg léegi ci mbirub intégration régionale bi waaye ñu desaat ba léegi ci biir réew bi ci lu jëm ci mbirub koom-koom gi maaye tamit lu jëm ci mbirub résistance ak résilience bi xam ne Sénégal mën nañu wax am na ko comme Afrique un petit peu partout. dañoo gis ne feebar bi bu muy dogaat ñëw dañu doon wax ne ni nga ko waxee su yegsee Afrique mën na fi def ravage waaye ñun suñuy nguur teel nañu jël ay précautions am yenn ak yenn yoo xam ne xew na ci am ay ndaw yoo xam ne am na nu ci taxawee muy soit médecin yi xam ne interne la ñu woon ak ñeneen wante ñoom seen doole dafa mel ne ñenn ñu ci bëri dañuy wax ne reconnaître ñu leen à leur juste valeur ñenn ñi mujj ñu ci jot recrutement ñenn ñi mujj ñoo am nenn nu ñu leen taxawee ñenn ñi lu leen waroon jot matul mu andi ay coow yu dul jeex est-ce que ñun Sénégal dañoo jàngul ci apport boobee xam ne ñëw na ci période boobu noonu te mu war a nekk loo xam ne dañuy permettre ñu gën a peut-être dooleel suñu système sanitaire wut tamit ay emploi yoo xam ne dinañ ko jox ndaw yi ndax question boo xam ne dafa taxaw la wala dañoo jàpp ne mën nañ ko remplacer ak leneen. waaw effectivement question bu am solo la parce que dañu gis na ni que tant que ñun amatul ñu jàngat. ci lu xew vraiment on aura raté le coche. parce que adduna bu doxee ba yegg ci yenn jafe-jafe yi. adduna bi yëpp en tout cas wërngal këpp ñu gis nañu ki jafe-jafe am na dañu war a xool lan mooy ressort yu ñu am gis nañu ressort communautaire y a des choses tey xam nga bu njëkk bi ñëpp kenn xamuloon naka la ñu war a taxawee ci mbir mi mais dañu gis ne ni que dañu doon daw même ko am Covid ko am feebar bi alors que gis nañu que ressort communautaire yi am na vraiment solidité pour permettre ñu am effectivement ñu diminuer choc bi ñaareel bi dañu gis ne ni que tant que en tout cas commencé wu ñu gëm suñu bopp ñu bañ a continuer di dépendre définitivement ci luy jógee bitim réew ñu xam ni que d'abord dañu war a compter ci suñu bopp ñu nangu dañu war a lekk lu ñu produire ñu nangu que lu ñu am la ñu war a même su fekkee tuuti na boo rappelé wu à l'époque lu jógee Chine wala Japon dañu wax lii japonais la kenn du ko jariñoo chinois la mais tey ñoom ñoo nekk ci kanam économie mondiale parce que
lu baaxuloon ñu ñuy wax ni baaxul mais ñu continuer ci loolu sukkandiku ci loolu mais gëm seen bopp surtout identité culturelle c'est-à-dire boo gëmuloo sa bopp c'est-à-dire qu'il suffit une petite crise nga bàyyi li nga doon def. mais loolu dafa àndoon fekk na ñooñu seen ay nguur dañ leen doon jàppale te leen taxaw mais fii Sénégal yenn saa yi ñu si ndaw yi dañ lay wax ne la ne nguur gi dafa dul topp ci ginnaaw wala ñun du ñu am appui wala du ñu am ku ñu buux loolu day nekk problème aussi peut-être pour ndaw yi pour suñu tegee dara suñ ci faqasaloo ñu mën a xool nu ñuy jugaatee bu gën a avancer pour économie bi. mais absolument mais loolu moo tax tey dañu war a bàyyi xel bu baax a baax parce que ñoom dañu waxoon. que nguur yi waruñu jàppale effectivement développement économique. nguur yoonam warul nekk ci économie mais ñëpp gis nañu bu ñu amee jafe-jafe ci àdduna bi ñoom ci seen bopp ñoo jël alal yu bari yu dul jeex. ñu jàppale seen économie seen entreprise. tey ñun war nañu mën a continuer di jàppale suñu entreprise. tey ñaata entreprise ñoo tëj ci crise bi. dañu war a xool vraiment jàppale bi. pour que ñu assurer wu que au moins benn entreprise du tëj. bu ko amoon dara mu gën a mën a en tout cas lawal lu mu am pour que mu am impact ci population yi ñaareel bi dañu war a bàyyi xel bu baax a baax ci am xëyum xale yi parce que am na âge booy xale yi toll dafa war a continuer di jàng dafa war a sàkku xam-xam bu jàllee boobu effectivement nag ñu ñëw ci wutum liggéey te wutum liggéey du wutum liggéey nguur rek parce que war nañu mën a créer condition pour que xale bu ne nga mën a am effectivement entreprise bopp mais loolu dañu gis ne ni que malheureusement nu ñu koy defee ba léegi dañu rester ci temps loolu moo tax ñuy wax rupture méthode coloniale bi c'est-à-dire que nu ñu daan defee et je sais que Mamadou Dia loolu la doon xeex président Mamadou Dia malheureusement ba lu am dañu gis ne ni que war nañu mën a gëm suñu bopp d'abord identité coopérative yu ñu am ci gox gi ak gox-goxaat yi ñu gën a leen dooleel pour que ñu nekk plus transparent c'est-à-dire que kuy liggéey mu mën a am jot ci financement ku jot ci financement mu mën a rembourser keneen muñ ci jot ñu créer dynamique de coopérative ci vraiment gox yi ak gox-goxaat yi ñu continuer aussi di jàppale xale yi ci wàllum xëy bi pour que xëy bi mu bañ a nekk rek lu war a tomber du ciel. Il faut que mu nekk dans la dynamique seen livre bi vous avez dit deux choses très importantes ci seen titre bi vous avez mis souveraineté et rupture alors que nguur gi dafa ne woon plan de relance relance yéen ngeen dindi relance bi ne rupture la ñu war a def lu tax ngeen ne rupture la ñu war a def c'est juste que ne li ñu nekk ci def dafa wuute ak li ñu bëgg wala da ngeen jàpp ne ni ñu war a tegoo ci yoon ngir mën a jëm ci développement ak émergence bi ñuy woote ñun ñëpp dafa bokkul ak relance. waaw mais xam nga par exemple machine bu panne c'est-à-dire que au lieu ngay jéem a juste defaraat machine bi pour que mu démarraat surtout bu am na panne yu ma am surtout crise bu mel ni da nga war a xool naka ngay refonder carrément wutaat beneen machine bu dëgër nga teg ko pour yu dem. loolu mooy rupture mooy dañu war a bàyyi lu ñu doon def c'est-à-dire que bu ñu waxee loolu du nguur gi rek la ñu joxoñ dañu joxoñ aussi Sénégalais yi. parce que am na Sénégalais seen comportement seen consommation seen habitude alimentaire. lu ñu bëgg a lekk lu ñu bëgg a sol loolu yëpp war nañu mën a tey gëm ni que suñu artisans yi am nañu ay xam-xam peut-être que bu nguur gi continuer di leen jàppale. mais secteur privé tam dugal loo xam ci loolu. mais loolu pour am secteur privé fort gis nañu ko ñu bari par exemple nguur yi dañu bu ñu dem voyager pour dem defi visite économique dañu ànd ak seen secteur privé. dooleel leen jox leen force mais loolu boo gisee secteur privé Sénégal d'abord. dafa war a waxtaan seen biir. parce que parfois da ngay gis par exemple une disparité d'approche wala en tout cas renforcement bi pour bu ñu am secteur privé fort. dañu war a continuer di liggéey seen biir ba ñu gën a dëgër. nguur gi créer environnement favorable pour que jàppale leen ci loolu. baykat yi ci seen bopp ñu gën a leen dooleel parce que ñoom ñooy produire en tout cas la production de base bi. mais loolu tam bu amee. il faut que vraiment que parce que baykat buy produire boo ko joxul prix bu am solo bu yàggee mu bàyyi lu mu doon produire moo tax je pense que il faut que ñu bàyyi xel bu baax a baax jigéen yi am nañ ci wàll bu am solo parce que ñoom am na ay résilience ay capacités yu ñu am war nañu leen def au centre de lu ñuy def plus aussi les jeunes et jeunes yi bu ñu waxee jeunes yi parce que mënoo am pratiquement 70% ñu am moins de 35 ans ñu nekk jeune ngay continuer di am programme de développement nga xam ni que jeunes yi defaloo leen ci kanam dugal leen nag il faut nga sàq ñu am d'abord xam-xam bi ñu former leen
pour que ñu mën a prétendre am effectivement yenn liggéey yi ñoom ci seen bopp ñu mën a innover. tey am na fu jeunes yi gën a féetoo. il faut que ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu ñu continuer di leen renforcer. ak mag ñi nag ñu développer Sénégal. parce que su lu dul loolu malheureusement dañu continuer di tomber parce que dañu leen exclure du mécanisme de production des richesses du Sénégal. et loolu war nañ ci bàyyi xel moo ñu bañ a leen instrumentaliser. que ce soit les jeunes wala jigéen yi aussi. mbokk yi ma leen di fàttali ne yaa ngeen ci seen bloc d'information la totale suñu ganti docteur Cheikh Oumar Dia docteur Cheikh Oumar Ba plutôt nekk directeur exécutif bi IPAR bokk ci ñi bind téere bi ñuy woowee Sénégal post Covid-19 souveraineté et rupture docteur laataa ñoo yeggale léegi rek suñu benn mbokk journaliste moom moo ngi ànd ak ñi nekk ci commission bi ngir séentu weer bi ngir xool koor gi kañ lañ koy tàmbali fii ci biir réew mi muy Youssouf Konté maa ngi lay nuyu su fekkee yaa ngi may dégg fi mu toll nii foofee ca corniche u Ndakaaru mi ngeen nekk ndax weer bi tàmbali nañ ko séen wala déet. Cheikh Hassana Fall di la nuyu di nuyu mbokku téléspectateur ITV comme ni nga ko waxee noonu la fii ci corniche ouest bu Ndakaaru ay sénégalais yu bëri ñëw rawatina nag ASPA mooy association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñoom ñoo fi ñëw ngir séntu weer wi waaye ba fu mu ne nii gisaguñu ko waaye jàppal ni ñoom Maram Kayre ñu ngi fii di waxtaan ak askan wi di leen expliquer ci yan procédure la ñuy jaar pour gis weer wi. andi nañ seen i ay matériel seen i ay appareil caméraman yi journalistes yi ñëpp tamit ñëw fii ngir séntu weer wi waaye comme ni ma ko waxee ñoom daal ñu ngi fii julli nañ léegi timis te xamle nañ ne ki bu ci kanam tuuti bu fekkente ne gisuñu ko dañuy xam ne carrément gisuñu ko waaye buñ ko gisee tamit dinañ partager information bi ak sénégalais yëpp fii nii ci corniche ouest bu Ndakaaru jàpp nañ ni fii moo gën a dégagé ci Sénégal moo tax ñu ñëw fii nii ngir séntu weer wi Cheikh Hassana Fall. Youssouf fi mu toll nii est-ce que mën nga ñoo wan tuuti rek ak sa caméraman mi nga àndal dispositif bi ñu tegagum foofee ngir xool weer wi fu mu toll ak ñoom Maram Kayre lan la ñu nekk gum ti def ndax fii ak timis bi dinañu am lu leer suñu jógee gée ndax dinañ xam koor gi ëllëg lay tàmbali wala ginnaaw ëllëg. waaw ñu ngi fii ak Cheikhou Gaye di suñu caméraman xam naa dina jël caméra bi moo la matériel bi nga xam ne moom la waa ASPA andi comme ça téléspectateur ITV ñoom ñëpp ñu mën a gis ñu gisandoo ko ci suñu image yi nii Cheikhou Gaye Cheikh Hassana Fall mu ngi laajte pour ñu wane matériel bi nga xam ne waa ASPA ñoo ko andi ak itam journalistes yi nga xam ne ñu ngi fii ak seen ay caméra ngir rek wane téléspectateur ITV li nga xam te ne mooy séntu weer wi fii ci Ndakaaru la ñuy génnee ngir xool nan la ñuy def ba xam koor gi kañ lay tàmbali weer bi fi mu toll Maram Kayre nekk astronaute nekk ci ñu jiite loolee ti mbirub séentu weer gi ñoom ñooñee ti xool fi mu toll nii nan la ñuy def ba weer wi feeñ fii ci Sénégal su dee ëllëg maanaam ci talaata gi la ñuy tàmbale koor gi wala ginnaaw ëllëg ci àllarba gi lay doon na. waaw maa ngi lay dégg waaw. ñu gis noonu ci wet gi kooki ci imam Ahmadou Makhtar Kanté nekk prédicateur fii jiite bu jumaa ju Point E ñu ñuy wan matériel bi xam ne moom la ñuy séentoo weer wi ci asamaan si xool ndax mat na wala matagul waaye comme ni mu ko xamalee rek dafa mel ne mbir yi matagul ñu dellu siwaat fii ci Point E rue Kaolack angle Fatick te yeggale seen waxtaan ci seen bloc d'information alors docteur koor gi moom xam naa ne pour jaañeek ñeek jegeen ñi ñoom moom mënagum nañ sant ndax koor gi dafa mel ne weer wi feeñagul fii ci Ndakaaru docteur li nga doon wax léegi am na solo trop maanaam suñuy defar suñu économie wax mbirub relance wala rupture est-ce que nan la ñu war a fonder suñu économie ci ban base lañ ko war a teg ndax Sénégal ñu si bëri dañuy wax ne suñu économie dafa mel ne ci secteur tertiaire bi la gën a taxaw maanaam lu jëm ci mbirub suuf mbirub bay mbirub sàmm yooyu la suñu économie gën a taxaw ak lu jëm ci mbirub informel bi yooyu est-ce que waruñu leen gën a bàyyi xel suñu bëggee wax ne dañuy defaraat koom-koom gi ngir mën a dem ci émergence bi. waaw nga may ma tuuti rek. quand même ma sànni kàddu ci weer bi.
vraiment lu baax la ñëpp dañuy vraiment ñaan yàlla aussi ñu am koor jàmm. allahumma amiin. et surtout que yàlla may ñu mbas mi yem fii. amiin te ñu am vraiment maa ngi wax rek séeréer yi. loolu en tout cas koor daal benn weer la rek. waaw nañu muñ rek ñoom àndoon Diouf ak seen mbokk yooyu ñu ngi ci commencé suba wala gannaaw suba yëpp. waaw nañu ànd ak dal rek dina baax incha allah ak ñoom Mamoudou Ibra Kane ak ñeneen ñi. waaw su loolu weesoo effectivement cette question am na solo parce que relance. dañu war a sukkandiku ci li nga am. parce que loo am rek ngay mën a yóbbu marché. te ñun suñu économie yi waruñu bëgg a dund. ci lu ñu amul c'est-à-dire il faut que ñu nangu que dañu war a sukkandiku ci suñu ressources naturelles yi. yu ñu am lu ñu yàlla may loolu la ñu war a sukkandiku ñaareel bi boo gisee gox boo gis rek. am na ay effectivement spécificité am. ñaareel bi yàlla def na ni ñu ngi dem ci en tout cas période wala ère production gaz et pétrole dañu gis na ni que loolu dafa am solo ñu jël en tout cas moyens yooyu. ñu def ko ci structure pour transformer wàllu mbay mi wàllu vraiment potentiel yu ñu am yépp ndox mi yàlla may nañu ndox may nañu suuf may nañu ngelaw may nañu aussi vraiment naaj bu mën a jàppale ci production am nañu aussi ay baykat ñu xarañ naka la ñu def pour continuer transformer loolu pas seulement production parce que production benn wàll la benn pàcc la mais dañu war a xalaat transformation commercialisation e-commerce tey ñu dugg si vraiment mu am doole ñu intégré ci suñu région bi parce que tey da ngay gis ne ni que ñu nekk Casamance danañ gën a jege ay Guinée Bissau ay Gambie ay Guinée Conakry ñooñu war nañu leen mën a sukkandiku ci ñooñu pour que ñu développer vraiment économie territoriale bi ñu def la même chose ak ñu nekk nord ak la Mauritanie ak yeneen ak la même chose nekk est ak le Mali mais yooyu yëpp dafay def ay espace viable et compétitif et loolu war nañ ci mën a sukkandiku pour jàppale quand même quoi qu'on dise nguur gi def na ay yoon yu mu taxawal loolu yëpp dafay gën a lëkkaloo nit yi. il faut que ñu jàpp ci loolu pour que. nan la ñuy def ba mën a sukkandikoo ci li ñu amagum déjà mooy suñu suuf seek suñu yeneen mbir yoo xam ne ñoo ngi ciy dundee ngir mën a gën a sukkali suñu liiti économie maanaam koom-koomu Sénégal loolu mooy li ñuy xool ci dernière partie seen bloc d'information la totale ma leen di fàttali ne tey suñu gan di docteur Cheikh Omar Ba nekk directeur exécutif bu IPAR nekk kii bind moom ak Cheikh Gaye ko Abdourahmane Ndiaye téere bi ñu tuddee Sénégal post-Covid-19 souveraineté et rupture. Tout de suite, mesdames et messieurs, le 19:45 avec Adam Anouchkaba. Quant à nous, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la dernière partie de votre bloc d'information La Totale. Tout de suite. mbokk yi dalaat ak leen jàmm ci seen bloc d'information La Totale ni ma leen ko xamalee tey nag suñu gan di docteur Cheikh Omar Ba nekk directeur exécutif bu IPAR ñoom ñi lañu dalal ci plateau bi ñu ngi ñuy xamal ne fële ca Corniche Ouest ñoo ngi tàmbali def déclaration xool la weer bi fi mu toll ñu jël directement suñu correspondant bi Youssouf Konté nu mu tëddee foofu. def zoom xëcc leen zone asamaan si fi ñuy séntu yëpp maanaam dañu bëggoon daal lépp loo xam ne bu doy sax bët am na jafe-jafe gis ko appareil yi xëj na mën ko gis waaye loolu yëpp boole nañ ko tey gisuñu weer waaw donc looloo tax daal ñu dajale woon xalal matériel boobu yëpp. parce que dañ daan gis peut-être commission la daan toog ne peut-être fii am na kii mais tey jii lii c'est une première lan ngeen ci wëndi lan moo tax ngeen def ko. waaw xëy na yenn saay njuumte yi ci am yenn saay warante bu bëri bi science wax na lii ànd nañ ci ak ànduñu ci science xëccoowul ak kenn. bu la waxee ne jant bi heure nangam lay fenk heure bii lay soow moom la nit ñi di jëfandikoo tey ci jumaa yi pour xam ban heure la ñuy jullee ko naka noonu
bu la science waxee ne éclipse dina am dinañ jàpp weer bi wala dinañ jàpp jant bi noonu lañ koy gisee tamit ñëpp ànd ci donc bu ñu waxee ñun ay information ci weer bi laaj taxaw tamit ànd ak nit ñëpp àndandoo ko presse bi yëpp ñëw teewee ko ñu ànd ak ñoom xool ndax li ñu wax noonu la demee wala demeewul noonu suñu communiqué dañ ne woon fii ci Sénégal li ñu gëm mooy weer bi dina topp ci jant bi ñaar fukki simili ak juróom-ñeent mooy 29 minutes mais day sew-sew boo xam ne bët mënu ko gis foog nga yor ay matériel yu ëpp doole sax ñun yi ñu yor li ñu yor nag indi nañ ko fii dajale ko booleeg suñuy bët séentu gisuñu ko mais li ñu bëgg aussi mooy ñu bàyyi xëj na wala wa ñu wàññi sax séentul ma bi ku nekk naan sa morom séentul ma loo ci dégg ak minuit ndax feeñ naag feeñul bu ñu dajee di ko defalee nii xëj na dina tax ku fi teew du doon lu ñu lay nettali boo fi jógee day nekk information boo xam ne yaa ci tegal sa bopp sa bët et suba boo koy wax fenn day nekk lu la wóor donc loolu daal moo taxoon ñu def genre ndaje bi et jàppale commission yi ci seen séentu li ñu fi jëlee nag ñu jéggal leen ko ñoom ñu jëfandikoo ko. J'ai oublié tout ce que j'ai dit en français. Non, on va vous aider. Après poser des questions. Non. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà. Les conclusions. Oui, alors l'objectif c'était d'avoir une séance d'observation publique avec plusieurs. gis ngeen ko noonu ñoo ko déggandoo kooku ti Maram Kairé doon ko jiite ASPA maanaam association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñoo ko wax léegi weer wi séntu nañ ko tey waaye gisuñu ko kon nag mën nañoo jàpp ne ëllëg la ñuy tàmbaliwaat séntu xool ndax koor gi dinañ ko mujj tàmbali ci àllarba gi ñu jëm mbokk yi ni ma leen ko doon waxee tey nag suñu plateau ñu ngi ci dalal docteur Cheikh Omar Ba docteur ñoo ngi doon waxtaan sànq ci lu jëm ci mbirub koom-koom ak économie Sénégal ndax loolu ngeen di gën a waxtaan ci lu jëm ci seen téere bi ngeen bind Sénégal post Covid 19 souveraineté et rupture sànq ñoo ngi wax lu jëm ci secteur bi xam ne moom moo tënk suñu Sénégal lu ñuy woowee informel bi lu ci bëri ak tamit lii di secteur tertiaire bi muy mbirub suuf mbirub bay ak ñoom seen ñoo ngi doon wax ne sànq suñu waree defaraat suñu koom-koom dañoo war a mel na lu ci gën a tegaat loxo ngir mën a dooleel lii di suñu koom-koomu Sénégal est-ce que loolu bokk na ci proposition yi ngeen def ba ngeen bindee seen téere bi ba noppi. waaw loolu bokk na si parce que effectivement am naa ñu collègues yu bari surtout sama collègue yu féete IPAR. ñoom comme wàllum mbay la ñu gën a en tout cas. gën a gëstu foofu la seen xarañte gën a nekk foofu la seen xarañte gën a nekk. donc ñooñu liggéey nañu ci wàllum par exemple mbay mais càmm ak aussi napp. surtout def nañ ci jéego yu am solo pour wane ni que tey bu ñu waxee souveraineté alimentaire. waruñ ko defee rek pour wax ni que dañu war a yegg ci autosuffisance alimentaire. parce que il faut ñu bàyyi xel bu baax a baax souveraineté mooy nga moom sa bopp. c'est-à-dire que nga décider ci lan ngay bay ak li ngay bay lan la war a mën a indil ci moyen. mais surtout aussi pour que nga bañ a denc sa biir bitim réew. parce que loolu moo gën a am gravité. parce que gis nañu crise alimentaire 2008. da ngay yore sa xaalis nga dem ci àdduna bi yépp pour wuti ceeb nga doo ko am. moo tax ñu xalaat ni waruñu ñëpp lekkandoo ceeb. war nañu mën a aussi diversifier suñu. et loolu je crois que am na quand même jéego yu am solo ci ministère de l'agriculture ak nguur gi def ci. mais il faut que ñu continuer aussi gën a valoriser suñu potentiel local. c'est-à-dire que ñu gën a transformer tey am nañu ay ITA liggéey bu am solo ci transformation ci suñu. en tout cas produits locaux yi mais loolu war na mën a nekk vraiment suñu fierté. pour que léegi boo soxlaa par exemple am na yenn dugub yi ngay soxla doo ko am par exemple tout le temps doo ko am partout donc loolu yëpp dañu war a bàyyi xel ci disponibiliser mais surtout que prix bi aussi mu ñëpp mën ci jot. et loolu politique publique la c'est-à-dire volonté politique moo ci war a taxaw. et loolu am nañ ci ay gëstu yu bari depuis temps Jacques Faye ñu ngi ci xalaat ñu ngi am ay propositions je crois que lu gën a am solo mooy naka lay suñu. décideurs politiques yi. war a mën a déglu borom xam-xam yi. d'accord mais lu am solo loolu est-ce que dafa war a nekk loo xam ne mën nañoo jàpp ne ci Sénégal peut-être rek lay nekk ndax Sénégal nekkul cundum ci benn bërëb rek am na ay réew yu ko xaw a jege nan la ñu war a def ndax ZLECAf ñoo ngi wax ne dafa ñu ubbi ko ngir libre échange am
est-ce que war nañoo xool nu ñuy travailler en cohésion ak ñi xam ne ñoo ñu jege ngir ñun lu ñuy soxla ñu mën ko jëlee ci ñoom tamit lu ñu soxla ñoom ñu mën a nekk suñu ay premier bailleur si suñu waree jaay dara. ah mais absolument c'est-à-dire que tant que amuñu ay espace yu viable économiquement c'est-à-dire boo gisee même lu ñuy en tout cas lu ñuy échanger ci suñu biir communauté yi dafa tuuti par rapport à lu ñu Union européenne échanger seen biir loolu dafay wane ni que ñun ñoom ñu ngi ci presque 30% à 27% alors que ñun ñu ngi ci peut-être ay vraiment lu néew doole tu vois du mat gaa même 10%. Donc dañu war a bàyyi xel ci su fekkee Mali am na lu produire Sénégal mun na produire leneen ñu gën a en tout cas complémentarité mais problème bi mooy yow da ngay gis na ni que dañu gën a faral di importer ba Chine ba Asie pour dundal suñu population mais loolu waruñu lu tax mu am situation yooyu c'est parce que économie àdduna bi dañ ko tabax pour que ñu am doole gën a am doole. ñu néew doole gën a en tout cas delloo si gannaaw. mais su kilifa yëpp taxawee ne il faut qu'on aille vers un nouvel ordre mondial loolu la njiitu réew mi wax yeneen njiit wax nañ ko. est-ce que ça veut pas dire que ne peut-être ñoo ngi xool nan la ñuy def ba redistribution bi nekk loo xam ne day gën a équitable ñin ñi nekk ci Afrique ñu mën cee jot suñu wàll ci nu mu gënee. waaw lu am solo la parce que bu ñu créer espace bu dëgër. loolu déjà war na mën a faciliter pour suñu production mais risque bu ñuy am. mooy am nañu am yenn accord ak entre yenn réew yi. donc yooyu mën nañu leen jox possibilité ñu dugal seen produit. ci Afrique te mu jaar par seen partenaires yooyu ba après mu nekk aussi produit bu ñu inondé par rapport à suñu production locale. loolu tam war nañ ci bàyyi xel moo tax bu ñu waxee intégration africaine. lu am solo la parce que tey Afrique bu taxawoon bu baax a baax. vraiment ñu jàppalante suñu loxo déjà. créer espace territoriaux yenn gox yi ñu gën a lëkkaloo. dañu gis ne ni que war nañu mën a changer même rapport de force yi. parce que boo gisee tey yenn dëkk yi. ñu dem di bëgg a négocier ak Union européenne. xam nga loolu dafay poser problème. alors que bu ñu demoon ak 54 pays loolu dafa ñuy jox doole. pour que lu ñuy négocier foofu. su fekkee dañu am benn kàddu et cetera. loolu je pense que. ñu nekkoon ci les pères de l'indépendance. waxaan nañ ci lu bari pour ñoom Kwame Nkrumah ñoom Cheikh Anta Diop ak théorie yu bari teg nañ ci. war nañu ñoom Mamadou Dia war nañu mën a bàyyi xel ci loolu. pour que léegi c'est vrai que problème intégration c'est pas par les communautés. te loolu jafe-jafe la boo gisee par exemple dëkk bu ne da ngay gën a jàpp ci sa propre indépendance. bopp. nga bañ a lëkkaloo ak sa naataango yi moo tax nag je crois que tey les routes de l'intégration ay Sénégambie bi ay yeneen route d'ici Mali war nañu mën a renforcer ak Mauritanie war nañu mën a ak pont bu ñu war a def Ross loolu yëpp pour man dañu war a gën a intégrer waat suñu tissu économique yi pour que ñu loolu mooy indi rupture pour que Sénégal mu nekk ci réew en tout cas yu gën a nekk champion pour que intégration bu mu nekk réalité parce que sinon ñeneen ñooy ñëw moom ko ñooñu imposer seen ñu jeexal rek il nous reste 2 minutes par rapport ak waxtaan gi ñoo ngi nekk ci jamono joo xam ne Sénégal moo ngi xaar lii di pétrole am ak gaz bi mu nekk ressource boo xam ne ñu bëri ñoo ngi ci am yaakaar ngir mën a sokkali suñu koom-koom waaye suñu seetloo dans le monde dafa mel ne ñoom dañoo mel ne lu commencé dépasser énergie fossile yooyu ci dem ci yeneen énergie Sénégal moom est-ce que su wékkee lépp lu jëm ci mbirub koom-koomam ci mbirub énergie yooyu noonu mënul nekk loo xam ne dinañu nasaxal ñu am ko peut-être duñu amal njëriñ. waaw loolu dañu war a bàyyi xel ci situation bi parce que waruñu bàyyi lu ñu doon def. par exemple boo gisee pays comme Nigéria am nañu ay mauvaises pratiques. yu ñu war a ci ñu war jàngat ci ñoom. Nigéria bu ñu amee pétrole dafa bàyyi mbayam bàyyi lu bari ci lu mu daan def. parce que nekk na dëkk bu am pétrole mais pétrole bi bu jeexee tey ñëpp gis nañu jafe-jafe lu bari ci li Nigéria am tey ay situation crise bu mu am foofu dafay effectivement c'est lié à cette période vraiment faste bu ñu amee pétrole par exemple ñu vraiment renforcer seen économie malheureusement renforcer wuñu les structures économiques à la base mooy ay agriculture ay lu ñu doon def moo tax Sénégal dafa war a sukkandiku ci contre exemple yooyu pour que ñu gën a renforcer suñu vraiment structure de production yi ñu transformer suñu mbay ñu xam ni que war nañu mun a am souveraineté alimentaire mais aussi souveraineté énergétique
souveraineté même intellectuelle parce que ci foofu la mën a sukkandiku suñu modèle de développement ñun ñoo ko war a xalaat te waxuñu modèle boobu dafa war a exclure ñeneen dafa war a lëkkaloo ak ñeneen mais dañu war a basé wu d'abord ci lu ñu am ak lu ñu yor parce que tant que gëmoo sa bopp xamoo sa bopp doo mun a def développement parce que développement d'abord dafay commencer par sa identité mooy li ngay sol li ngay lekk li ngay naan loolu d'abord boo demee ba def en tout cas vraiment rupture ci loolu war nga mun a nga valoriser sa potentialité yi gox bu ne aussi mu mën a renforcer potentialité am loolu mooy indi effectivement ñu renforcer la communauté sénégalaise. ñu koy sant bu baax di ko gërëm moom docteur Cheikh Oumar Ba nekk directeur exécutif bu IPAR nekk tamit spécialiste ci lépp lu jëm ci mbirub question de développement mu jaar ci mbirub suuf wala sax ci mbirub mbay mi nekk co-auteur ci téere bi mbokk yi ñu tuddee ko Sénégal post Covid 19 souveraineté et rupture nekk ab téere boo xam ne mën ngeen ko am ci librairie Harmattan ñoom ñoo ñuy xam ne ñoo ko édité. Une dernière question rek livre bi ba ngeen ko génne ba noppi mën nañ jàpp ne recherche scientifique la boo xam ne ça doit être mise à la disposition du monde du Sénégal est-ce que jox ngeen ko autorités yi ngir ñu moom ñu mën am loo xam ne dinañ ko ci mën a jàngat ndax peut-être Sénégal soxla na loolu. waaw def nañu lancement bi samedi bi passé. ak l'Harmattan mais lu gën a am solo mooy livre bi départ la. parce que tey boo xoolee. peut-être suñu naataango jigéen yi peut-être taxawuñu ci bu baax a baax ci livre bi. mais war nañu mën a aussi am ay thématiques par exemple impact Covid bi sur jigéen yi. sur xale yi sur ñeneen secteur après ñu renforcer ko lii pour ñun dafa nekk départ. point de départ rien que IPAR def na ci gëstu yu bari. par exemple sur l'élevage en tout cas ci lu bari. loolu tam war nañ mën a génn yeneen téere. ak suñu mbokk Raza ak ñoom Cheikh Gueye. pour que vraiment ñu gën a renforcer suñu mais surtout il faut que ñu suñu autorités yi ñu dégluñu. déglu leen parce que heureusement léegi ñu ngi déglu les scientifiques. notamment la santé. amul benn décision bu ñu jël sans ñu sukkandiku ci. loolu ñu wax je crois que loolu tam benn ère bu bees la et puis il faut que ñu privilégier les données. pour mu bañ a nekk rek wax sa xalaat mais mu nekk wax li nga xam ak ñu sukkandikoo ci lu ñu. souveraineté intellectuelle ñu am ko ci biir réew mi ñu koy sant bu baax di ko gërëm mbokk yi di leen sant bu baax di leen gërëm lii mooy li ñu leen andiloon tey ci seen bloc d'information La Totale doon waxtaanee lu jëm ci biiru koom-koom ak téere bi xam ne dañ ko bind ci jàngat mbasum coronavirus ba mu fi ñëwee yan jafe-jafe la ñu andil ak nan la ñu war a mën a jàngatee ngir mën a dundaat ci war cee amaat ndam ndax mbas mi su dee mu ngi fi ba léegi sax war nañoo xool nan lañ koy jàngatee am ci ab positivité mbokk yi demain laa leen di wax suba beneen bloc d'information La Totale xanaa rek ci fàttali ne ñiiti waa ASPA maanaam association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñoom Maram Kayre ñoo ngi woon ca corniche ouest bu Dakar doon na xool ndax weer wi feeñ na ñu mën a jàpp rek ne koor gi mënut a tàmbali ëllëg fii ci Sénégal ndax weer wi feeñagul kon nag ëllëg ñu defaat beneen seentu xool ndax ci àllarba gi Sénégal dinañu mën a tàmbali koor gi ci jàmm ak salaam mbokk yi li mooy leen andiloon leen sant bu baax di leen gërëm bonne soirée.